salaamaaleykum wa rahmatulillah taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm rawatina yéen journalistes yi nga xamante ni yéen a ñëw fii pour wane li nga xamante ni moom la ñuy liggéey fii ci ndigalu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké. fii nag ñu toll actuellement tey jii man maay Ahmed Thiam di directeur des travaux bu Touba Matériaux ay jamono it aussi maa liggéeyoon xabru sëñ Bassirou bu Daaru Minam fii ñu toll nii actuellement moom mooy bibliothèque bi. bibliothèque bi nag dafa am ñaari mbir yoo xamante ne jar naa leeral ci njëlbéen dafa am bibliothèque ba pare am librairie bibliothèque bi mooy diwaan bi nga xamante ni fi la ñuy dencee lépp loo xamante ni liggéeyu sëriñ bi la ak lépp loo xamante ni borom xam-xam yi nga xamante ni liggéey nañ ko ci lislaam liggéey ko it ak fu muy manti doon dina fekk fii donc bibliothèque bi fi la ñuy stocké liggéey boobule mu nekk bërëb boo xamante ni bépp téere bu nit daan jële ji bitim réew ci wàllu diine dina ko fekk fii rawatina nag ci liggéeyu sëñ bi te ci biir loolu it aussi dina nekk bërëb boo xamante ni dañ fi def consultation nga ñëw dinañ ko aménager rez-de-chaussée bi parce que mi ngi nekk 10 625 mètres carrés de bâtiment mais ci suuf 2000 et quelques mètres carrés yi dafay nekk bërëb boo xamante ni dañ koy installer uniquement pour ay table ak ay bureau yoo xamante ni képp fu waay manti jóge ak fu muy manti doon boo dikkee jaar ko ci yoon di nga dugg téere boo soxla dinañ la ko tegal nga consulter xool ba mu neex la bu dee nit koo xamante nit aussi ku wér la te am adresse bu leer it boo fi bàyyee li administration bi def téere boo soxla mën nañ la ko jox nga dem gëstul ko sa bopp sa kër te boo delsee indiwaat ko donc fii daal bërëb la boo xamante ni conservation moo fi nekk ak consultation ak recherche moom mooy nekk fii terewul nag am na bâtiment boo xamante ni dinañ ko wax ca kanam muy affaire librairie bi nga xamante ni fa la ñuy defaree mu am impression ak it vente kooku moom librairie ba la kooku moom dinañ ci jublu. wàllu liggéey bi nag li nga xamante ni moom laa la ci njëkk a wax mooy bibliothèque bi ñu nekk dafa nekk bibliothèque boo xamante ni fondation bi dañoo njëkk a woo ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam nàcc ci wàllum suuf biñ ko saytoo ba xool ko xam ni li ñu bëgg a def. ak descente de charge yi bi ñu ko defee ak poids bâtiment bi nga xamante ni ñeenti niveau lay doon nekk 85 mètres de long 25 mètres de large ñu ni léegi il faut bâtiment bi mënul leen a ñàkk bañ a wàcc à 2 mètres ci suuf bi ñu wàccee à 2 mètres ñu consulter ko ñu dellusiwaat consulter ko ni il faut ngeen dolli ci 50 centimètres muy 2 mètres 50 bi ñu ko wàccee nii fii ngeen toll nii ba mu nekk 2 mètres 50 ñu gis nag ni tey di si sant aussi Abdoulahat Ka mi nga xamante ne mooy entrepreneur bi nga xamante ne moom la sëriñ bi doyloo ba jox ko ci la wax ni moom bu sañoon lii bien que Touba amul problème mu terrain mais nañu def sous-sol maanaam sol bi ñu exploité ko mu nekk loo xamante ni mën nañ fa conserver mën nañ fa denc mën nañ fa it aussi dugal ay oto mën nañ fa def lu leen neex mais pour l'instant conservation lañ ko def léegi boo xoolee liggéey bii ngeen gëstu léegi. gis ngeen fondation bi ñi nga am béton de propreté boo xamante ni 10 centimètres la moom la ñu lal nga xamante ni uniquement rek pour mu set ñu mën a tracer bâtiment bi ci kawam ginnaaw loolu ñu def fi ay radier bi moo nekk nii ngeen gis nii moom mooy nekk radier bi nga xamante ni 60 centimètres de béton la parce que li tax mooy que ni biñ ko defee aussi dañu xalaat ni bâtiment la boo xamante ni ëllëg si biir mën nañ koo modifier nu mu ñu neexee ci jamono waaye structure bi ak dëgëraay bi kenn dootu ko laal loolu moom moo tax radier bi biñ ko calculer ba xool ko mu nekk 60 centimètres de béton radier bii ngeen di gis ni fi mu nekk nii dafa am ñaari lal benn lal bu njëkk bi fer de 12 dañ ko defee espacement de 15 mu dem ñu def ko longitudinalement ak sur le plan largeur aussi nga xamante ni dafa nekk loo xamante ni dañu croiser lal bi écartement 15 centimètres ginnaaw loolu nag lañ def suñuy deuxième lit bi it aussi dafa nekk fer de 16 boo xamante ni moom it dañ ko lal croiser ko ay écartement de 15 pour que mu nekk loo xamante ni vraiment dina nekk suivant li techniciens yi joxe muy le bureau d'étude li mu calculer d'après ses descentes de charge bi mu ko calculer loolu la ko jox xëy na sax am na côté yoo xamante ne faibloon na mais dafa harmoniser lépp pour mu nekk benn diamètre parce que am na yoo xamante ne 14 la woon am na yoo xamante ne 12 la woon ainsi de suite mais dañu maasal lépp def ko 16 ba pare nag ñu doog a taxawal nag poto yi aussi bi ñu taxawee ay fer de 12 la mais terewul dafa am ay renfort ci suuf am renfort ci kaw léegi nag périphérique bi yëpp dafa nekk voile boo xamante ni voile béton armé la moom mooy jug sur 3 mètres 20 boo xamante ni bokk na ci élément de fondation yi voile boobu les fer de 12 la aussi bu jug ba téye bâtiment bi
sans compter poteaux yi nekk ci biir loolu it aussi gis nañ ni bi ñu seetee loolu it aussi foog mu am aération bi mooy lan mooy que ni il faut que mu am benn décalement de 1 mètre ci kaw boo xamante ne fa la ñuy génn ay aération pour sous-sol bi mën a nekk sous-sol boo xamante ne dañ koy aéré ci biir loolu it aussi am na ay ascenseur benn baa nga ne suñu ginnaaw côté bële am na escalier yoo xamante ni ci la ñuy wàccee pour mën a dugg ci biir hauteur sous plafond bi biñ ko xoolee ci xayma bu njëkk ñi ngi ko naroon def 2,75 m mais bi ñu demee ba ci biir ba gis ni terrain bi demee yokk nañu hauteur sous plafond bi ba mu nekk 3,20 m 3,20 m yooyu nag li ma la ci mën a leeralal tuuti rek del ci fondation bi mooy fondation bi 60 centimètres rajo yi ngeen gis nii nekkul ni dañ koy def comme ay semelles isolées def fii def fële déedéet dafa nekk ni bâtiment bi toll 85 mètres yi mu guddee ak 25 mètres yi mu large lépp la ñu lal aw dàll jël béton boo xamante ne 60 centimètres la ak fer yi ma leen wax muy 16 ak 12 rabbe ko sotti ko béton ba mu fees dell muy 70 centimètres léegi nag bu ñu ci tegee bâtiment bi day mel ni ëllëg ku demoon ba nga xamante ni am nga xam-xam bu toll ni nga mën a ronu bâtiment bi maanaam jam ko ci suuf pour yëkkati ko boo ko doon yëkkati bu la neexee mën ngaa yëkkati dàll wi bâtiment bi tegu ci kaw parce que fa mu tegu dafa nekk xeer woo xamante ne xeer wu wér la woo xamante ni du jeng fenn donc lii mooy li nga xamante ne moom moo ci nekk ginnaaw loolu nag ñu commencé nag doog a ñëw nag ñu am premier étage sous-sol bi nekk 2000 et quelques mètres carrés premier étage bi nekk rez-de-chaussée bi nekk 2100 mètres 125 mètres carrés deuxième étage troisième étage ba quatrième étage bu ci nekk 2125 mètres carrés la lépp nekk na 10 625 mètres carrés construit yoo xamante nit aussi ñu ngi ciy sant di ci gërëm Sëriñ Mountakha Mbacké parce que bañ koy liggéey xelam dafa dem ci mu xalaat kan mooy yore bibliothèque xalaat ñan ñooy def archive xalaat ñan ñooy yore affaire documentation ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk sa xam-xam ci wàllu murit ci wàllu administration ak ci wàllu international fu mu xalaat ne borom xam-xam ma nga fa bu muy naaj ci loolu indi nañ la fi bi ñuy defar plan yi ñu bokk ci waxtaan diisoo déggoo ci lii déggoo ci laa looloo tax fi mu nekk nii instant bi ñu toll nii bi ñuy defar bibliothèque bi ay jamono dafa nekkoon bibliothèque boo xamante ni mi ngi nekkoon juste 500 mètres carrés mais ba mu àggee sëñ Mountakha mu ni déedéet 500 mètres carrés tuuti na ci liggéeyu sëñ Touba ci lañ ko yóbbu 2000 mètres carrés par niveau 5 niveaux mu nekk 10 600 et quelques mètres carrés bibliothèque bu mel nii moom noonu naa ni Sénégal moom benn la fi pour l'instant waaw amagu fi daal. fii ñu toll nii moom toujours ci zone administration bi la dañoo génn ci bibliothèque bi daal di ñëw ci rectorat bi nag mooy fi nga xamante ne moom mooy le cœur mooy xolu université bi fi la borom xam-xam yeeg sëriñ seeg ak professeurs yi ñoom ñëpp fii la seen i bureau nekk fii la ñuy toog di def seen i programme ak seen i planning pour xool naka la ñuy étudier ak naka la ñuy jàngale xale yi moom dafa nekk bâtiment boo xamante ne mi ngi nekk rez-de-chaussée ak ñetti étage moom moo nekk nii ci biir loolu it aussi ba tey toujours liñ naan di sant sëñ Mountakha Mbacké mais di santaale it aussi wax dëgg yàlla Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom nee na moom sëñ bi moom lu mu xës ba tudd rek loolu dara waru cee ñàkk te dara waru cee siixe saaxe daal moo tax fi mu nekk nii bâtiment bi ngeen gis nii ginnaaw bi ñu defee fondation bi ba yëkkati poteaux yi dañoo naroon di couler dal bi genn wàll demaat ci genn wàll mais ba ñu coffré ñun techniciens yi nga xam te ne ak suñu xalaat ba coffré ba ferraille war a couler mu ne déedéet taxaw leen lu ngeen soxla ci matériel en une semaine wala 10 jours dinaa leen ko indil ngeen àggale coffrage bi moo tax coffrage bi nga gis nii nga gis ni mu bindoo lépp la ñu couler la ñu coffré ndoo benn yoon parce que nee na bugg koo couler di taxaw di couler waat daf koy couler benn yoon parce que indi na centrale boo xamante ni comme ni ma leen waxee fële muy def 50 mètres cubes 60 mètres cubes du ko indi ba pare te du ko exploiter moo tax nag mu ni nañ ko boole lépp nga xamante ni lu mu gàtt donte bu fekkoonte ni 500 mètres cubes la it aussi dina ko mën a couler ci benn bis parce que am na ay camion tuppi lu toll ci juróomi camion yoo xamante ne dañuy jëli béton benn bu nekk mi ngi jël 10 mètres cubes donc juróomi camion yi dina indi 50 mètres cubes bu ci def ñaari yoon rek daanaka muy 100 mètres cubes donc bu ñu ci defee ñeenti yoon daanaka 400 mètres cubes dinañ ko couler ci bis ci diggante 8 heures ba 4 heures ci loo xamante ne ñu ngi ko daan liggéey ci ñetti fan wala ñeenti fan. léegi nag fi ñu toll nii ñun ñu ngi santaat ñu ngi dolli di santaat sëñ Mountakha mais di dolli di santaat it Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom mooy directeur Touba Matériaux parce que dañoo am délai boo xamante ni dañ see tiitoon
sëñ bi joxe ko te mënuñu see wàññi benn fan ñu doon def façon bu ne woo nañu taalibe yi woo nañu waa Sénégal dem nañu jóge na fi dem ba bitim réew jële fa ay turc am na kenn koo gisoon léegi si Turquie yi nga xamante ni daf leen a indi muy ay borom xam-xam yu xarañ yoo xamante ni kenn ku nekk ca wàll wa nga nekk muy coffrage di maçon di lépp kenn ku nekk mu jël ab doomu réew mi jël surtout doomu taalibe murit jël si ñaar wala ñett teg boole leen ak ñoom ñu ànd di liggéey pour que bu ëllëgee bu ñu soxlawaatee lu mel nii dootuñu soxla di leen jëli feneen ñu dem ba ci loolu ñu gis ni bu njëkk ba fii bu ñu daan liggéey dañ daan woote mbooloo naan góor peel jigéen palaat daan liggéey suba ba ngoon moom mu ne xaaral foog mu trouver benn solution lii nga gis ci ginnaaw moom la ñuy wax camion tupi moom du def dara lu dul di transporter béton rek béton kese lay transporter mais nag dinaa tudd nag fa mu koy jëlee muy centrale ba parce que it centrale ba dafa nekk centrale boo xamante ni bokk na ci centrale yi nga xamante ni néew na mu am Sénégal muy centrale boo xamante ni dinañu defal 50 mètres cubes ba 60 mètres cubes par heure par waxtu wu ne man centrale ba mën naa génne 50 ba 60 mètres cubes de béton léegi nag su ko defee nag camion yii am nañ ci juróomi camion yoo xamante ni ñooy jóge centrale ba di indi béton bi fii ñoom loolu rek mooy seen liggéey camion boo ci gis dina indi 10 mètres cubes yoo xamante ni de béton dina ko indaale nii ba ñuy tàmbali nag ñi ngi programmé woon di couler 25 mètres cubes wala 30 mètres cubes par jour par bâtiment mais ak centrale bi fii nga ñu toll tey jii ñi ngi commencé 11 heures waaye balaa 5 heures a jot dinañ fi couler 127 mètres cubes de béton yoo xamante ni bu njëkk daan nañu yóbbu juróomi fan wala juróom benn fan moo tax délai bi sëñ Mountakha joxe looloo waral nag Abdou Lahad Ka ni man sëñ bi du ma gën a gore dem na ba nga xamante ni délai 2 ans fii ñu toll nii di ngeen gis yeneen bâtiment yi ñu ngi toll si juróom-ñetti weer bâtiment bii ñu toll bi ñu ko commencé ak léegi matagul weer bii ñu toll nii te boo xoolee nii fuuy bi àgg na 90% ferraillage bi àgg na 30% béton de propreté bi moom àgg na moom it 60% mu des ñu nag léegi radier bi it nag aussi dafa nekk loo xamante ni comme dafa bari béton mi ngi nekk 1427 mètres cubes de béton war a nekk muy fondation bi rek war a nekk 500 tonnes de ciment yoo xamante ni moom la ñuy utiliser uniquement pour fondation poto bokkul voile bokkul leneen bokkul lii ñuy def nii nga xamante ni moom la ñuy couler muy béton de propreté bi mi ngi ci 400 mètres cubes yoo xamante ni bokkul ak 1400 mètres cubes yi donc muy 2000 mètres cubes yoo xamante ni war nañ ko def ci fondation bi. fii ñu toll nii actuellement moom mooy majalis bi nekk zone bi nga xamante ni dafa ñor Serigne Mountakha Mbacké. donc majalis bi nag dafa nekk zone boo xamante ni ñetti bâtiment ñi ngi si ñetti bâtiment yi nag dafa nekk ay bâtiment yoo xamante ni ay salle d'étude la ñu. bâtiment bi gën a ndaw ci bâtiment yi moom mooy salle d'étude bi mi ngi nekk 600 mètres carrés par niveau donc nag ñetti niveau yi nekk 2600 mètres carrés ci biir loolu nag am na ci bâtiment boo xamante ni bâtiment double la. muy bâtiment bi nga xamante ne dinañ ko gis léegi moom nekk na 2000 et quelques mètres carrés kii nag mooy restaurant bi ngeen gis nii fi mu nekk nii dafa nekk restaurant boo xamante ni mënuloo yore ay tout tànk ñu jógee école coranique war a jaar majalis te bu ñu jógee majalis bi doog a dem ci xolu université bi donc nag moo tax ñu defar fii restaurant bii ngeen gis nag du fi benn du fi ñaar parce que am nañ fi daal lu toll ci 8 restaurants yoo xamante ne ñu ngi ci biir université bi mais bii moom mooy restaurant majalis bi ni ngeen ko gis nii moom la ñu tàmbali nii biñ ko tàmbalee ak léegi mi ngi toll maximum moom ci ñetti weer te it léegi actuellement ñi ngi war a am na partie boo xamante ni mooy waañ wi ci boppam ñi ngi ko war a def en dal am na ci partie boo xamante ni nag mooy fa nit ñiy lekkee xale yi tout tànk yi moom dafa nekk charpente métallique boobu actuellement ma nga atelier ñu commencé di ko réfectionner donc moom ci boppam normalement feeg ñetti weer gën ngaa bari ñeenti weer nekk na bâtiment boo xamante ni bu fekkente ni amul dara lu ko gàllankoor moom dina bokk ci bâtiment yi njëkk a pare incha allahu rabbi léegi fi ñu toll nii actuellement ñi ngi ci biir laboratoire université bi bu ñu nee laboratoire nag mooy laboratoire technique pour uniquement travaux yi la laboratoire la boo xamante ni bu njëkk ba dañ daan def ay essai yoo xamante ni fii dafa am bureau d'étude ginnaaw bi mu defee étude plan béton armé yi ba pare dañ ko jox lu ñu naan bureau de contrôle bureau de contrôle bi nag bureau la international bu ñu naan SCAC parce que chaque poteau wala chaque ouvrage ba ci longrine yi ngeen gis sànq ak radier yi lu mu ci mënti doon bureau de contrôle boobu day ñëw contrôler ko bis par bis defar PV de visite PV aussi d'autorisation de couler yooyu yëpp dañ koy am mais ginnaaw bu ñu ko amee ba pare nag dafa am ci la laboratoire bi doog a ñëw
bu boobaa moom mooy ñëw jël ay éprouvette bu béton yoo xamante ni ci lay jël bu paree dina def ay écrasement yoo xamante ni bureau de contrôle bi koy demandé à 7 jours ñu war a am à peu près ay 19 MPa en général ensuite à 28 jours ñu war a am à peu près ay 28 ba 29 des fois ñu àgg sax 30 MPa ci date yi. mais ci biir loolu nag li tax ma di ko introduire moom mii nga xamante ni mooy Diop di laborantin bi c'est parce que dafa nekk loo xamante ni Abdou Lahad Ka ci boppam bu njëkk ba dañ daan jël éprouvette yi di ko yóbbu Saint-Louis wala ñu di ko yóbbu Dakar ñu duñu ko defaral foofu fu mel ni Serek wala fu mel ni Labosol wala yu demee noonu mais ginnaaw wala Technosol it aussi mais ginnaaw loolu mu ni moom bëgg na daal à partir de maintenant Touba am dotation yooyu yëpp ci la dem ba Turquie yii mu jëlee ko Europe mu nekk matériel bi nga xamante ni monsieur Diop laborantin dina leen ko expliquer tout à l'heure ak ni muy fonctionner mu nekk matériel boo xamante ni matériel de dernière génération la. bari na fi nag bureau laboratoire yoo xamante ni matériel bii nekk fii nekkul foofu parce que bii dafa nekk matériel boo xamante ni c'est informatisé ba nga xamante ni lépp loo xamante ni da nga koy mën a am manuellement day fekk nga def ko lecture ci sa écran ba am ko ba pare doo ko continuer manuellement. comme ni ko suñu directeur des travaux waxee rek. ñun ñoo fi nekk comme responsable laboratoire bi et aussi ñun ñooy def essai laboratoire ak prélèvement yi au niveau des bâtiments voilà léegi bu ñu defee prélèvement yi au niveau des bâtiments dañuy ñëw plonger ko ci benn bassin am nañu fi bassin à 7 et à 28 jours bu 7 jours yi matee on l'écrase ci presse bi dañ koy écraser presse à béton 1500 kN automatique dernière génération je peux dire on peut dire aussi que ni ñun ñoo ko am ci fii Sénégal. ñu ko fi am bariwul quoi wala ñun ñoo ko fi njëkk a am machine ordinateur bi moo koy piloté am nañ tableau de bord aussi voilà léegi avec tout ça ñu ngi góorgóorlu di def ay moyens di xool liggéey bi daal nu mu sellee ak nu mu baaxee ñu koy def ba boobu ba léegi ñu ngi ciy gis ay résultats yu baax ñu ngi góorgóorlu daal pour dire peu ñu ngi góorgóorlu. fii la ñuy mujjee ci majalis bi bii mooy bâtiment bu mag bi nga xamante ni bâtiment yu ndaw yi comme ni ma leen ko waxee sànq mi ngi nekk 600 mètres carrés par niveau nekk 1400 mètres carrés par bâtiment bii nag mooy bâtiment bu mag bi nga xamante ni moom 1200 mètres carrés la par niveau mi ngi nekk 2800 mètres carrés moom bâtiment bi la ci biir loolu nag gis ngeen engin bi nekk suñu ginnaaw muy ppm bi nga xamante ne 50 tonnes la donc lépp loo xamante ni dafa war a yéeg ca kaw fii ba 3e niveau nekk ay 20 mètres moom engin bi moom moo koy liggéey engin bi nag yàgg na ci propriété Touba Matériaux mais terewul da ci am beneen boo xamante ni mat na bii ñaar moom la Abdou Lahad Ka jënd ni uniquement daf ko destiné pour université pour liggéey bi le donc bâtiment bi moom lañ jeexale pas-pas bi ma am ak yéene ji ma am li ma bëgg mooy képp doxin wi nekk doxinu murit nag ci Pastef rek la war a nekk mooy bëgg fee def loo xam ne benn exemple lay doon montrer Sénégalais yi ne Sëñ Tuubaa am na lépp mënal na lépp ci biiram te mën naa bañ a wuti dara benn waaye montrer aussi Sénégalais yi xamal ne leen Sénégalais yi war nañoo mën a def lii montrer benn exemple ci sama bokki opérateur économique ak entreprise yi ne war nañ mën a def fu ñuy nawe lu ñu jox ab étranger ba di ko naw rek war nañ ko jox ab national mu def lu gën a gaaw wala lu gën a rafet wala lu mel ni moom loolu laa ci jublu